xam ne dana leen neex ba ñu tax ñu jeng loolu nag il faut nga indi preuve yoo xam ne yu koy firndeel parce que Sénégal jàpp naa ne démocratie am fii en Afrique de l'Ouest defe naa bokk naa ci ñi nga xam ne dañoo rafetlu seeni démocratie c'est vrai na daa may tiq-tiq mais li ci ëpp daal élection yi day jaar ci yoon. nga moo soo kàddu yu Ousmane Sonko yi ñoom jàpp nañu ni tegu ko fenn te dafa ëpp. seen droit la riposte bi ñu def. parce que nit bu ñu ko accusé loo xam ne jàpp nañ du dëgg am na sañ-sañu yëkkati ay kàddoom ni kii wax li nga wax du dëgg noonu la waa société civile def ak ay précisions ñu remarqué nag société civile bu Sénégal ak bu benn réew ñoo ci yem dugguñu ci politique xam nga xat yi boo nekkee chefu parti politique wala nga xemmee ma dugg ci politique liberté bi nga am pour def politique mais noonu la beneen citoyen amee sañ-sañu ni man defuma politique. parce que moom bu bëggoon a def politique lan lay ragal pour def politique comme yow kon société civile bu ñu xemmee mee ni ñoom bokkuñu ci benn politique. nañu leen nangul seeni ay jéego xam nga fii lañ def ay manifestation ca wetu assemblée ñu jàpp leen am ñu ci bundu xatal am ñu sànni ci àll ba. mën a jëf jooja du yoon mais manifestation bi aussi du yoon parce que société civile dafa am part bu am solo bu muy jouer ci société bi tey. bu amee tiraillement wala bras de fer diggante nguur ak opposition kenn mënta def médiation wala nga gën a placer def médiation waa société civile. te ci loolu ci la ñu nekk. donc il faut ñu mën a distinguer léegi nag dafa am ñuy mbubboo société civile tey def politique. ñooñu dañuy xool fu mumbaay mi ëppee fi ñu gën a ragalee ay saaga di défendre foofa di féete foofa te yëf yi doxewul noonu. ñi fi ni muy doxee da ngay def benn choix nga yem ca képp. li Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum doon wax am réew bu ñu demee ba sëriñ si ëpp taalibe yi parti politique yi ëpp militant yi mais dafay nekk problème. donc ñi milité wul politique ñu te ñun politique ñu seen démarche wanewul benn politique. ñuy def médiation diggante opposition ak pouvoir. faaw ñu nangul leen démarche bi nga xam moom la ñu am. te nag démocratie Sénégal société civile am na ci rôle bu am solo tey boo jëlee misaalu Forum Civil Birahim Seck. li ñuy dénoncé ci ay gestion nga jël waa article 19. ak Seydi Gassama li ñuy dénoncé gis nga bi ñu arrêté waa ji nekk ci kaso bi waa ji Diagne mais Seydi Gassama moo jëkk a posté tweetam pour dénoncer boobu la arrestation ni war nañoo arrêté nit ki di ko dugal kaso ndax diffamation mais courage boobu liberté boobu mais mënuñu ko yaakaare ci lu dul ñi féete ci société civile foofu ñu nangul leen seen position. ñu wax nag ci wàllub yoon Barthélémy Dias faw rek mu xaaraat ndax délibéré bu procès en appel ñeel coowal Ndiaga Diouf bi ñu waroon def ci bésu tay bi dañu ko dàkk ba ñaar fukkeelu fan ak benn bu weeru septembre kon bu ñu noppee ci élection législative yi lay doon avocat am du maître Ousseynou Fall mu ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax nee na dogal la boo xamante ni dina baax lool ndax jamono ji ñu nekk dañu cee nemmeeku fitna bu baax a baax ci longu politique gi ndax élection yi ñu jëm. ñëwoon ci ak Abdoulaziz Sow Dabax. délibéré bi ñu koy xaarandi gannaaw législative yi la war a yemboog ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre décision juge bi la défense bi di ko rafetlu ndax fu réew mi toll ci coowal politique. dañu proroger délibéré bi au 21 septembre. mais lu baax la parce que fi mu nekk dañu nekk benn situation explosive. situation politique bu ñuy traversé nii ñu fi situation délétère dëkk bi dafa mel ni amatul autorité ku nekk day def lu ko neex. kenn respectuwul kenn respectuwul benn institution. amul lenn lu juge bi fësal ni moo waral mu jël bi lépp décision. suñu ko prolongé ñoom ñoo tax ñoo xam lu tax xëy na peut-être que dañu bëgg a saytuwaat bu baax dossier bi xoolaat bu baax donc juge yi yëpp yaakaar naa ne dañuy dem ba xalaataat xoolaat bu baax seen xel xam ne dossier bi xam naa ne il faut que ñu saytuwaat ko xoolaat bu baax. waaye lu normal la juge bi amal lu ni mel bu fekkente ne ni pareegul a li njërti dossier bile ci fàttali procureur bi da doon sàkku. mu ngoog kon ginnaaw élection yi lay doon Mansour fitna gi tàmbali na ba pare xëy na bu ñu ko defoon tey day gën yokk. maître Ousseynou Fall lu am solo la wax. anarchie bi dafa bëri nit ki mun na dénoncer te du saaga. nit ki mun na wax lu ko metti mun na taxaw ak kilifa ni ko ni nga doxale du nii di nii mu argumenté. mais parloo sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy daan nañu ko aaye nit dafay am péete mais parloo baaxul. fi nga féete même bu fekkee dëgg dafa dal ci kawam na nga koy nangu. tey nit ñi ñoo bëgg a àtte ci palaasu justice. justice
daanaka dañu leen a tam complètement amatul benn crédibilité Sénégal nit ñi dañu bëgg gouverner à la place du gouvernement nit ñi dañu bëgg siéger à l'Assemblée nationale. xalaat ak point de vue bokkul ak réalité. bokkul ak loi bokkul ak justice bokkul ak yeneen règlement yi nga xam dañu ko teg. mën nga joxe sa xalaat nag mu ànd ak proposition yoon jël na dogal ñaari appel yu dajaloo la Barthélémy def na appel parquet bi def na appel justice moom mooy xool kañ lay def délibéré mais li ñu am nañu sañ-sañ rek nii ñi yor nguur gi te yilif justice. bu ñu andi benn handicap. ci campagne bi nga xam ne Barthélémy Diaz war na ko def et je ne pense pas. parce que def na campagne am ci élection locale yi ba gagné nekk maire bu Dakar. alors ñu doon xalaat mu nekk candidat bu taxaw bu def face coalition Benno Bokk Yaakaar ci Dakar malheureusement. li xew gis nañu ko mais njort nañu ni duñ ko empêcher benn yoon mu def liggéeyam ak activité politique am ci ni mu jaadoo en attendant ñu egg ci cëppaandaw justice def li nga xam ne moom la ñuy xaar ci moom. mu ngoog dàkk bi ñu ko dàkk Léopold ndax mën nañ ci am lecture. waaw man yaakaar naa ne dàq bi moom xaw naa doy waar trop parce que li ma jàpp ne loolu yàgg na dafa mel ni benn yet bu ñu teg ci kaw boppam rek boo xam ne day tourner rek ci kaw bopp kii nga xam ne moo di Barthélémy parce que defe naa ne waroon nañ ko mun a àttee ñu xam lan la parce que njëkkoon nañ ko fii tëj ba pare mu génnaat moom ci boppam sax moom moo dem defi recours ne su doon benn fan sax lañ ko jiiñ dara dana def recours sëgëm moom moo am courage def recours man defe naa jàpp naa ne que justice bi tamit war naa mun a def ay kéemtalaay kàttanam pour ñu mun koo juger ñu yeewi ko benn yoon su dee mooma su dee du moom tamit ñu xam lan la ñuy gàll ci loosam. waaye nag lii nga xam ne daal moo nekk ci kaw boppam ñu dàqaat ko ba mois de septembre day gënal mu gën a guddal géew gi mën na am sax danañu ne ñoo xam ne dinañ am xalaat bu ñaaw ne peut-être que dañuy xaar ba élection présidentielle yi jot parce que Sénégal tamit xam nga rek nit ñi décision bu wadd rek dina am nañ koy commenter donc loolu defe naa lu gënoon moo doon ñu àtte su dee justice bi daf ko bëgg a daan ñu teg daan ya mais su dee par exemple dañoo jàpp ni que véritablement ne que justice bi ci enquête ba mu def dañ koo seetal ñu bàyyi ko parce que maire de Dakar la mu mun a jublu ci li nga xam ne liggéey buñ ko fal. Léopold ñu wax ci beneen procès ñeel liir bi nga xamante ne dañu ko yóbbu woon ca morgue ba fekk mu ngi doon dund ba tey mu ngi xewoon ca diwaanu Kaolack jugement bi tey ci suba lañu ko waroon amal ci tribunal grande instance bu Kaolack waaye dàq nañu ko itam ba ñaar fukkeelu fan ak juróom bu weerub mai ñi nga xamante ne ay témoins leen ñoom ñoo fekk woon mbir yi nekkuñu fa woon ca tribunal ba kenn képp moom moo fa nekkoon mu di aide infirmière bi di Seynabou Diène moom sax la ñu ci joxoñ baaraamu tuuma ak waajuru ki nga xamante ne mooy bébé bi moom mi porté woon sax plainte ñu ondu ci ay leeral ak suñu correspondant ca diwaanu Kaolack Alioune Kane. janoo bi waroon am ci diggante àttekat bi ak aide infirmière bi di Seynabou Diène bi nga xamante ne inculpé nañ ko ci wàllu liir bi nga xamante ne faatu na ci fan yële ñu génn ci hôpital El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack daal dinañ koy toxal ba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai bi ñu ne àttekat bi nag moom li tax rek mu def lile moo di ne dafa seetlu ne am na ay seede yi nga xamante ne waroon nañ bokk nag ci àtte bi teewuñ ci tribunal bi loolu daal jàpp na ne war na tax ñu toxal audience bi nga xamante ne ñëpp ñu ngi ko doon xaar ñu wax rek ne Seynabou Diène moomee ak Alassane Diallo di bàyyu xale bi ñëpp teewoon nañ ci kanamu àttekat bi waaye nag li ñu wax rek mooy mënuñu àtte yëf yi te ñu war a seede teewuñ bàyyu xale bi nag moom feddali na ne retiré na plaintam te it du laaj dara ki nga xamante ne kii daal moo di Seynabou Diène ñu fàttali rek ne aide infirmière bi jotoon nañ ko bàyyi bu négandiku gannaaw benn fan ci garde à vue li ko waraloon nag mooy parquet bi dafa jotoon lettre bi nga xamante ne dafa bàyyeekoo ci baayu xale bi muy lettre de désistement maanaam daal bàyyi na daal topp ku Seynabou Diène mbir mi nga xamante ne nag yëngaloon na réew mi ba tey jii kenn xamut naka lay mujjee donte nag 25 mai bi ñu dëgmal la ñu tënkaat ne danañ ko àtte ñu fàttali rek ne li tax ñu bëgg a àtte Seynabou Diène moo di charge yi la muy mise en danger de la vie d'autrui ak it usurpation de fonction de médecin. personnel médical bi condition yu baaxul yu ñuy dund ci seen liggéey bokk na ci li indi scandale yi ñu nemmeeku fan yi weesu ci seen secteur bi loolee tax Thiès Est nekk commune ca Thiès nekk ca commune bu Thiès Est kon autorité municipale yi dal dinañuy tàmbali ab programme bu mag a mag ngir defalaat bërëb bu fajukaay yi nekk foofule maire bi sax moom demoon na ci chantier bi ñeel poste de santé bu Cité Ñax dañu koy defaraat waaye itam mu ngi am mbébét defar yeneen poste de santé ñoon di ci ak Pierre Claver Pouy.
coow li juddu fan yi ci secteur wér-gu-yaram bi daanaka li ko waral mooy jafe-jafe yi nga xamante ne ñii di faj am nañ ko. dinañu fexe aussi par rapport aux conditions de travail parce que